man bi ma évadé damaa daw dem Gambie Mazor Baye ni fa la ma fekk. c'est pas vrai. pourtant amul nekkul. exemple boobu noonu mi ngi amee Médina 41 angul Gumba en 2001 ci évasion bu mujj bi ñu ma fay jàpp yéen a ngi koy fàttaliku n'est-ce pas journal yi dañoo bindoon ni ñi ngi ko jàpp vers 3 heures du matin mu yor paaka yor fetal yor jaasi yor pompe à gaz ci la ñu demee woon ci su ma juumul benn sociologue ba mu defoon avem ci ñun kenn ku ci nekk ci la ñu bindee woon Pam Ndiaye le sanguinaire. et pourtant commissaire boobu noonu nga xamante ne moom moo ma jàppoon je vous donne une information chaude looleen musuta xam commissaire boobu noonu moom aussi tam ñëw na ba ci biir kaso bi tout récemment ci 2020 bii ñu nekk avant ñu may bàyyi waxtaan ak man pour balu ma àq te bi mu ma defeeree 8 ans lañ ma ci tëj moom commissaire boobu en personne boo leen bëggee mun naa leen wax fi mu nekk ngeen dem ba foofu fekk ji ko j'en suis sûr et certain que ni mi ngi may seetaan parce que fii la seetaane woon suma yaay ak suma maam ñu ñëw toog ñuy jooy pour ñu bàyyi ma xolam touché mu xam ni moom am na ci part de responsable bu rëy parce que daf maa defeere tuumal ma agression boo xamante ni mi ngi doon am ci zone boobu fekk na trois plaintes ñi ngi fa mu jàpp fa Pam Ndiaye est-ce que comprendre te mi ngi ma jàpp 8 heures ci suba may génn ci kër gi waxaale benn taxi ci buntu boîte de nuit bu newoon foofu noonu ay 8 heures 9 heures pour dem marché Colobane liggéey ji et que bi mu ma jàppee journal yi dañoo bind ni ñi ngi ma jàpp 3 heures du matin vers 4 heures te fekk ñu maag quoi que ce soit fekk ñu maag lenn et pourtant waxal nañ ma fetal waxal ma paaka waxal ma jaasi waxal ma pompe à gaz waxal ma lu ne et pourtant loolu noonu ñu ma waxal noonu yëpp dem jëli ji benn daam boo xamante ni nii parce que commissaire bi ma jàppee maa ngi koy nuyu au passage parce que xam naa ne mi ngi may seetaan mais li may wax ni dëgg la kul xaq wala kaana mu ran donte da ngay dee na la dëgg rey commissaire bi en personne biñ ma jàppee foofu noonu dañ ma yóbbu police 4e mais gendarmerie daf ma war a jël si te foofu amoon na ay plainte yu fa nekkoon yoo xamante nii agression la woon te jàpp na quelqu'un boo xamante nii il est bon pour être le coupable te kenn du ko dindi léegi mu jàppaat ñaari jigéen mu jàppaat benn jigéen ak benn booy benn jigéen ak benn copain am su ma juumul mu bëgg ñu defal benn bande association malfaiteur mu bëgg koo créer ma ne ko monsieur le commissaire boobu ne waaw ma ne ko ndaw si nga xamante nii yow yaa ngi ko bëgg dugal ci suñu dossier bii maa ngi lay giñal ci yàlla ni boo ko dugalee ci dossier bu ñu demee tribunal dinañ ko tëj ba damm caabi ji te yow wóor na la ni kii nii du sama dara bu la neexee nag mën nga koo def lu la neex mu nekk ko ci man parce que dafa bëggoon bind ni kii sama gel la ma ne ko bu la neexee mën nga ko def de aw ma ci problème de mais na la leer ni lépp lu ci mënte am yow la ko waa parce que kii boo ko booleeg sama dossier yóbbu ko dinañ ko tëj billaahi wallaahi wa taalaahi barki Seydina Muhammad li ma wax ni dëgg la man ak commissaire bi ci biir bureau bi maa ngi jël yàlla suñu borom mu nekk sama seede bu dee li ma wax ni fen la yàlla bu ma yegg suñu kër barki Serigne Touba Mbacke ne ma léegi garaawul coo jubul dinaa ko bàyyi mais yow dama lay defeere ma ne ko ok amul problème man bu la neexee mën nga ma defeere man soo ma defeeree ñu tëj ma soo ma defeeree wu ñu tëj ma donc man xam naa ni moom dañ may tëj amul benn problème est-ce que comprendre nga léegi mu ne ma xaaral dem téléphoné woo benn gel boo xamante ne moom dañ ko agressé woon ci Médina bi 41 bi léegi bi ñu woowee gel bi ñëw fi ma toogoon man ak moom am na yeneen policiers yoo xamante ne dañoo ñëw après toog ci table bi ñun ñëpp ñu bokk toog ndaw si bi mu ñëwee dugg si fekk ñu toog taxaw na parce que moom moo jiitu commissaire bi à peu près 2 ou 3 minutes est-ce que comprendre nga léegi moom bi mu ñëwee taxaw nii ci buntu bureau bi ci buntu bureau bi ñun ñëpp ñu ngi taxaw léegi moom xamul lu muy wax mu ne salaamaaleykum gars yi ne ko maaleykum salaam parce que takkaluñ ma mënoo defuñu ma dara dañoo bàyyoon maa ngi toog noonu
d'abord commissaire bi sax dafa jëndoon paquet cigarette boobu temps maa ngi tux tegal ma ko nii sama kanam ñu toog ndaw si dugg si bi ndaw si dugg see taxaw daal di nuyoo salaamaaleykum ñu ne ko maaleykum salaam ñeneen ñoo ko fay ñoom alkaati yi ñoo ko fay man maa ngi toog rek fi ma toog jàpp sama njàmbur commissaire bi daal di dugg si ñëw ne ko voilà votre agresseur est-ce que xàmmee nga ko mais ndaw si tamit il n'a pas de amul choix quoi amul choix parce que du dem bind plainteem defeere ko commissaire bi jóg dem def liggéeyam ñëw est-ce que comprendre nga ba jàppal ko coupable ne ko ndax kii la mu laaju ko ndax kii la daf ko ne ko voilà votre coupable est là mais daf na ko voilà votre agresseur xamee nga ko ndaw si daal na waaw parce que il est obligé ne waaw te ndaw soosu noonu maa ngi wat ci yàlla suñu borom ne bu dee mus naa koo teg bët ci sama adduna ak bii ni yàlla bu ci sama bakkan mucc je ne l'ai jamais vu musuma ko gis sama adduna et pourtant dama dem tribunal taxaw devant le juge mu tëj ma ci 8 ans de prison 8 ans ferme billaahi wallaahi wataalaahi mooy ñetti baatu seede yi nga xamante ni moo gën a fort ci l'islam billaahi mooy yàlla suñu borom seede ma wataalaahi mooy su ma fenee wallaahi mooy su ma fenee wataalaahi mooy nga lakk ma bu dee li ma wax nii du dëgg yàlla na suñu borom def ma mattu jëxal na ma ndaw soosu je ne l'ai jamais vu musuma ko gis sama adduna agressé wu ma ko xamuma ko musuma ko teg bët mais commissaire bi moom xam na ni man defuma ko mais je suis idéal pour d'être le coupable te à ce moment là moom commissaire boobu noonu par rapport ak tey parce que moment boobu jeune la woon mi ngi doog a ñëw bëggoon na def chemin bëggoon na wane boppam bëgg a toll fi ay moroomam toll ànd ceeg benn fougue de jeunesse te du maye dara mu defeere ma ci kaw loolu mais par rapport ak moom bi mu seetaane samay waajur ñuy jooy ci télé bi mu jaral ko moom mu bàyyi bureau ñëw est-ce que comprendre ñëw ba ci biir kaso bi ba may dugg kaso defuma lu tax ma dugg kaso dugg naa kaso loolu metti ma gis ay nit yu ne dañuy daw pour génn kaso jàpp naa ni soo génnee kaso bi mooy rëcc nga ma topp leen ba ñu jàppaat ma ci loo xamante ni defuma yëguma tinuma ñu jëlaat yeneen motif yu bokkut ak loolu tegaat ko sama kaw parce que à ce moment là man mënuma taxaw fenn ne defuma buñ ne woon moom moo bëggoon a coup d'état njiitu réew mi sax dañ naan dëgg la buñ ne moom la ñu fekk mi ngi lekk nit sax dañ naan dëgg la parce que image boobu noonu lañ ma présenté Sénégalais yi loolu la Sénégalais yi am ci man mais loolu du photo journaliste yi de mais ex-ministre de la justice bi nga xamante ne moo fi nekkoon à l'époque muy Cheikh Tidiane Sy photom la parce que moom moo doon manipuler journaliste yi yéen Walfadjri dem ngeen ba benn moment boo xamante ni dañ leen a woo réunion ne leen bu kenn waxati ci affaire bande ino c'est vrai ou c'est faux. fekkuma fi woon. fekku la fi sa benn mbokk journaliste boo xamante ni mi ngi woon fii man ak moom ñoo nekk ndowoon ci kaso ba mu nekk chambre 14 moo ma ko doon expliquer li ma lay wax nii. journaliste boobu ma lay wax nii dem na ba jóge fii nii Walfadjri après dem Italie nekk fa correspondant wu RTS en Italie. est-ce que comprendre nga. télévision bi nga xamante ni njëkk naa ko am suñu nekk moom moo ma ko yónnee en Italie parce que dem na ba comprendre li nga xamante ne moo nekkoon manipulation bi ñu la doon manipuler. kan la. non je peux pas dire son nom mais mi ngi dëkk Pikine. dans l'intérêt du débat. donc mi ngi dëkk Pikine. ok mi ngi dëkk Pikine. moo nekkoon correspondant wu Italie. moo nekkoon correspondant wu RTS en Italie. fii la nekkoon Walfadjri fii la jógee dem Italie après nekk fa correspondant wu RTS Italie. ban année la woon. li ma lay wax nii mi ngi nekk envers 2006. ok 2006 2007 ah. kooku moom ma njëkk a yónnee télé suñu nekk parce que fa lañ nekk ndoo woon en même temps aussi dafa am benn groupe ay jeunes yoo xamante nii ñooñu ñi ngi nekkoon ministère de la justice ñett ci ñoom ñi ngi dëkk Géejawaay dañ leen a arrêté woon ci benn fausse signature bu fa amoon à l'époque loolu yëgoon ngeen ko. léegi ñooñu noonu ñoom ministère lañ nekkoon est-ce que comprendre nga manipulation bi ñooñu ni ñu ko doon defee parce que journalistes yi dañ doon xëy suba dem ministère ñoom ñu fekk def nañ seen réunion def nañ seen lépp dañuy ñëw rek ñu jël papier yi jox leen ñu dem joxe seen ay information est-ce que comprendre nga et or que ñoom information yi nga xamante ne ñoo ngi koy joxe ñoom seen wàllu bopp en retour mënuñu comprendre que ni dañ leen di manipuler
est-ce que comprendre nga bu baax li ma lay expliquer nii. parce que loolu mooy li nga xamante ne moo nekkoon à l'époque ci jamono boobu noonu li ma wax nii am na ay seede am na ñoo xamante ne fekkee nañ ko commissaire bi mi ngi dund yàlla na yàlla suñu borom bi gën ko may wér. je l'ai vu gis naa ko avant tout récemment avant may génn kaso bi ñëw na prison seet si ma fa yëkkati xaalis déposé ma fa ba pare ne ma su ma mënul ñëw dinaa yebal sama chauffeur mu fiy ñëw di la seet si demander directeur bi est-ce que bu fekkee sama chauffeur ñëw na di nga ko may pour mu gis Pam Ndiaye direct inspecteur Thiaw ne ko effectivement dinaa ko may mu gis Pam Ndiaye mu ne ma Pap ma ne ko waaw mu ne ma loo soxla bind ko ci papier sama chauffeur bu ñëwee nga jox ko mu indil ma ko ma jënd ko yónnee waat la ko. c'est clair. c'est les preuves yoo xamante nii lu am la c'est-à-dire bi sa naa la wax benn affaire dafa am loo xamante nii moo ci nekk mooy que ni nit ki bu ñu la bëggee bonal du càgg nag bonal sax parce que nattu lay doon quoi yàlla suñu borom lay soob ndax ñay bind ci yow yàlla lay soob seen bind yegg ñay wax ci yow yàlla suñu borom lay soob seen wax yegg yàlla suñu borom moo lay nattu la boo xamante nii yow lépp day tëjandoo ci yow lépp day bokk tàngandoo ci yow bureau bi soo ko laalee mu tàng table bi soo ko laalee mu tàng sa dàll bi nga sol ni sax boo ko bëggee si mi solaat ko mu tàng ci yow yàlla suñu borom mooy bindee noonu yàlla suñu borom mooy bindee noonu loolu man jàppaluma ci kenn lenn parce que du yëfi doomi aadama mais lu yàlla nam ma ci man la parce que loolu nga xamee foofu nga xam ni jaar naa fa yëpp bu soobeen suñu borom sama nasu du gudd ba fay yegg mais yàlla suñu borom bu ma mayee gudd fan ba ma yegg ci ba mën a toog di ko nettaliwaat damay wax alhamdulilah damay sant yàlla suñu borom. damay sant yàlla suñu borom te yàlla def ne li may wax nii ñi ma doon wax ñëpp yàlla suñu borom dimbali na ma defal na ma sutura ñooñu ñëpp ñu ngi dund tey.